êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko suñu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga woo ñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. te la ñuy am saa su nekk di dellusi ak yéen seen émission Actu 24 di émission bi nga xam ne dafay jàngat lépp loo xamante ne actualité politique la waaye tamit société tamit ci lay bokk yenn saay bi la yoon nag ñu jëmee lu waxtaanee loo xamante ne ñel na wàllum politique bi ak alliance yi gis nañ ñi ngi commencé di bëri ñi di dem ci Macky Sall ñi kujje gi ñi ngi commencé di defarwaat mu doon actualité politique boo xam ne yëngatu na bu baax a baax ba tax na sax buñ ci jógee dinañ waxtaanee communication bees bi nga xamante ne gouvernement président Macky Sall amal nañ ko dooree chaque 15 jours rek ñu génn waxtaanee lépp loo xam ne jàpp nañ ne mooy actualité ministre conseil ñu def point de presse leeral ci askan wi mi ay points yoo xamante dama ci ànd ak Aliou Top moom taskatu xibaar la di xeltukat moom la ñuy àndal mu ñuy jàngatal points yooyu yëpp Aliou ma bàyyi la nga nuyoo ak ñu ñuy suivre. jërëjëf Moustapha ñu ngi lay jaajëfal yow tamit ci jàngat yi ngay amal bés bu ne di nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñooy bàyyi xel bu baax suñu site bi la di sunugal24.net ñu ngi gis bu baax seen i réaction ak topp keeg wóolu gi nga xamante ni ñu ngi koy def moo tax it saa su ne ñu ngi ñuy jëm di gën a góorgóorlu ci liggéey bi gën koo def ni mu gën a selle Moustapha maa ngi lay bàyyi kaddu. dañ koy dooree ak li nga xam ne démb la am ñu gis ko muy jubaale boo xam ne leaderu parti Pastef def na ko di Ousmane Sonko jubaale ki nga xam ne moo di Barthélémy Diaz ak maître Moussa Diop mi dirigé woon Dakar Dem Dikk mu jur coow nag parce que internet bi yaa ngi gis ku nekk di commentaire ñi def ay post ku nekk ñenn ñi sax dañ di dem bay saboté sax di tooñ yaakaar ne jubaale goo xamante ne waru woon a am ñi ànd ak Idriss Seck sukkandiku si di tiire bu baax ñoom tamit déjà naka nga gisee jubaale boobu mu def Ousmane Sonko ndax rôle am la wala na koy jàngatee. alors jërëjëf Moustapha juboo moom ñun ñëpp moom la ñuy ñaan suñu sañoon réew mi ñëpp juboo mais bu dee juboo la bu nga xamante ni dafa lalu ci lor askan wi juboo la bu nga xamante ni nekkul li nga xamante ni moom lañ ci mën a ànd te jubóo la bi nga xamante ni moom moo am ci diggante boobu dañu gis ne intérêt wu askan wi moom moo ci xaw a sooxe moo ci sonn. ci naka parce que li nga xamante ni moom moo amoon entre Barthélémy Diaz ak maître Moussa Diop di ay tuuma yoo xamante ni jiboon na te lépp mu nekkoon moomeelu askan wi nekkul woon moomeelu Barthélémy Diaz wala moomeelu maître Moussa Diop moom moo taxoon ñoom ñaar ñu am problème mais dafa am benn zone bu nga xamante ni dañu jàpp que ne askanu Sénégal ñoom ñoo ko moom te maître Moussa Diop mi nekkoon moom directeur Dakar Dem Dikk si jamono joojee joxe ko wala jëlee ko ci anam mu nga xamante ni bokkul parce que da jox ko benn parti bi nga xamante ni moom moo nekk parti au pouvoir muy APR te mbir ya Barthélémy Diaz génn ci wax ci lu bëri ba ne woon sax dina porter mbir yi ci yoon mbir yi am demlante ak dikklante te ñoom ba nga xamante ni porté na combat boobu askan wi suñu bëri ci gëm geeg wekk li mu doon wax ndax jàpp ne loolu yëpp dëgg la moom moo mujjee dem ba nga xamante ni mbir yi dafay wëlbatiku maître Moussa Diop dugal plainte am ay médiation yu nga xamante ni jot na cee am ba ñu gis ci Ousmane Sonko mi nga xamante ni moom nee na day xeex système bi te système bi xam nañu ne ci lu ëpp ci façon mbuxum ak complot au dos de la société moom moo tax ñu ne dañuy xeex système boobu parce que moom mooy li nga xamante ni bañ donc xeex système boobu tax nit ñi wekk ko moom Ousmane Sonko ba waa Pastef ak ñu bëri ñu ànd ak moom jàpp ne kii kat mooy nit ki nga xamante ni suñu àndee ak moom dinañu mën a gindi yóbbuñu ci réew mu nga xamante ni kenn ku si nekk sa àq ak sa yelleef duñ ko jot lépp lu nga xamante ni askan wi ñu moo ko moom ñu bàyyee ko waa askan wi lépp lu nga xamante ni nekkul yëfu askan wi la te benn nit bëgg ko ak moo pour ay intérêt boppam wala ay intérêt ñi muy àndal loolu mën fee dakk mais nag dugguleet nag ñu gis Ousmane Sonko ci yu nu mel parce que bii mooy ñaareel bi yoon man ma di ko nemeeku te jàpp naa ne jot na nag tey nit ñi aussi def ab taxaw seetlu ci ki nga xamante ni alors accusé woon nañ ko ci ay terrain bi mu nekkee impôt et domaine du ma ci ñëwaat parce que histoire Ousmane Sonko waaw Ousmane Sonko bon ci ay terrain yu nga xamante ni Almadies 2 la et cetera ci yu bëri yu nga xamante ni gars yi ko xamoon démb waxoon ne nekkul woon nit ku clean kooku noonu tey bu ñu ko gisee si yu mel noonu
xel daf ci ñaaw. mais lan lañ ko gis Aliou nga baal ma dogguma la mais lan lañ ko gis loo xam ne dafay ñaawal xel si bu weesoo jubaale ñaar ñu xuloo. d'accord bi ma bëgg a commencer mooy ki nga xamante ni moom mooy Senghor maa ngi fàttewaat tur bi te mu jox ko siège am bi ci VDN bi gis doon Atepa d'accord Atepa Goudiaby maa ngi naan Senghor sax Atepa Goudiaby gisoon nañ ko ci avant élection yi di ñëw na mu demee ba nga xamante ni nit ñi ñu ngi ko doon attaqué jàppoon ne corniche bi dafa bokk si ñi nga xamante ni dañu ko luubal te tey bu ñuy wax en question de blanchiment mën nañu wax ne Ousmane Sonko bokk na si ñi gën a tax nit ñi bàyyi sax yenn attaques yi nga xamante ni ñu ngi ko doon attaqué Atepa ndax rek ànd ak gi mu ànd ak Atepa ba ñëpp jàpp ne kon Atepa peut-être li ñu ko doon waxal noonu lu nekkul la wala laale wu ci wala liwu ci mais ku xam Atepa ak fi mu jaar ak régime yi fi jaar yëpp kenn ku si nekk na nga xamante ni dugalante na ko ak yow am na ay mbuxum yu bëri yu nga xamante ni ci biir système bi moom lu mu maîtriser la parce que nit la bu nga xamante ni yàgg na deflante wala dugal ak génn ci biir système bi ma jàpp ne képp ku nga xamante ni da ngay xeex système bi mu nekk par principe laa wax pas mu nekk parce que moom dafa dëkk Casamance que man dama war a mën a ànd ak moom parce que ñun ñëpp waa Casamance la ñu et que bu ñu demee ba nga xamante ni réew mi ci noonu lay doxee dafa xew a graaw moo tax ama doon rafetlu bu baax seen analyse bi nga xamante ni jotoon ngeen ko def ci Aliou Dunguru bi mu génnee di wax ci yenn yi si mbir la ñu nga xamante ni Sénégal dañ ko war a bannir te ñu gis ne loolu moom bokkoon na si li nga xamante ni favoriser woon nañ ko ba tax nit ñi gënoon a commencé wekk Atepa ba mu joxoon ko siège bi et cetera ñu jógee foofu beneen histoire bu nga xamante ni am na ko fi moom ak Mansour Faye dem naa dew ma weddilante beeg loolu ba loolu sax juraloon ko coow lu bëri ñu gisoon ne amoon na ay mbir yu bëri yu mu juumee ci communication am yu mu waroon rectifier ba ñun sax taxaw nañ ci wax ne am na ñu nga xamante ni lu mu war a rectifier la lu mu war a corriger yàggul dara mu génn fi nga xamante ni mooy coalition bi nga xamante ni moom la bokkoon jot na ak façon ba mu ca génne ak argument yi nga xamante ni moom la avancé amul lenn lu nga xamante ni boo koy gëstu ba ci biir di nga gis que ni lii kat war na ma mën a convaincre tey bu ñu ko gisee ci ki nga xamante ni mooy maître Moussa Diop Barthélémy Diaz ak moom ñu toog ñaar la ñu nga xamante ni dañu xam système bi yàgg ci système bi Barthélémy Diaz ak loo mënti wax xam ne nitu système bi la ci système bi la mos a nekk mosul génn système bi. donc Barthélémy lu ko booleeg système bi. avantage yi mu am yëpp ci système bi la ko amee. mais député nekk maire. mais Barthélémy ci ban parti la bokk. parti socialiste la bokk parti socialiste. mais kan mooy ndeyu système bi du parti socialiste. donc lépp lu nga xamante ni Sénégal parti bi ñu koy ràññee ba parti socialiste mi ngi ci opposition. d'accord bi ñu koy ràññee. mais lépp ci ay avantages au système bi si la sukkandiku nekk ci député nekk ci et cetera et cetera et cetera. non foofu du ma d'accord ak yow ci lecture bi nga am ci système bi. non dama bëgg wax ne. bu dee kuy xeex système bi la et puis lan mooy anti système loolu aussi c'est une autre interrogation moo xamante ni war nañ ko teg parce que bu ñu ne système bi da nga koy xeex teg fi anti système mais dañu war a wax d'abord lan mooy anti système bi bu dee anti système bi jàpp nañ ne moom moo gën système bi su ko defee ñu mën a épuiser anti système boobu noonu mais lu fi mos a am fii nii système bi rek moo fi mos a am te gëm naa ne fii ba Sénégal di continuer di nekk Sénégal système boobu noonu moom mooy continuer maintenant li ñu war a wax kay mooy ñi nga xamante ni ñooy doxal système bi depuis système bi di système bi ba léegi même nit yi rek ñoo fi nekk donc amul benn changement wala doxalin bu baax bu nga xamante ni dinañ ko doxalee système bi ba mu jàllee donc suñu jógee ci loolu ma ñëw si jubóole bi maître Moussa Diop dem lante ak dikklantem moom ak Barthélémy Diaz coow yaak yu Ousmane Sonko jàpp naa ne nekkul woon moom moo waroon ki nga xamante ni moom mooy dox tànk jàmm yooyu diggante boobu noonu même bu dee daf koy dox aussi waroon na ko doxee neneen wala mu bañ ko ñàkk fësal parce que dañu nekk ci réew mu nga xamante ni politique nag daf fi am doole te politicien bi moom occasion bu ndaw rek moom lay xaar pour mu mën a tirer ci adversaire am te image la bu nga xamante ni nekkul image bu nit ñi doon xaar ñaar ñu xuloo mu jubaale leen loolu non lu baax la lu baax la mais seen xuloo lan moo ko indi c'est-à-dire bu dee xuloo bi da nga xam lan moo ko indi da ngay xam que ni donc nekkul woon moom mooy nit bi nga xamante ni moom moo fa waroon jaar pour jubale leen ak ban intérêt moom moo lalu léegi loolu Ousmane Sonko dafa am lu mu ci perdre wala dafa am mais bien sûr lan la ci perdre crédit bu bëri parce que nit ñu bëri ñu nga xamante ni jàppoon nañ ne kii ku set la nit lu ku nga xamante ku sell la mën nañoo léegi xel day ñaaw ci moom yow sa xel dafa ñaaw ci Ousmane bien sûr parce que nit la bu nga xamante ni wax dëgg nit bu ma begoon la saa su jëloon parole di wax
dama ko doon déglu bu sell di jéem di xam à chaque fois bu yëkkatee kàddum ma bëgg a xam lan la ci nam ak lan la ci wax parce que gëm ne kii li may wax ci début bi ba ci fin bi lu mu gëm la mais ma gis it taxawaay ba nga xamante ni amoon na ko ci combat ba nga xamante ni Barthélémy Dias mu ngi ko doon porté bu dee donc li Barthélémy Dias doon wax foofu yëpp ba fi mu toll nii dara nekk ci woon dëgg. donc day tax ma it sama xel. mais Aliou dafa am lu ma jaaxal parce que boo nee gëmatuma ko parce que dafa jubaale ñaar nit rek. est-ce que amul waxuma ne gëmatuma ko dama ni. da nga nit koo wegoon la da nga nit koo wegoon la ku nga xamante ni mosuma woon am xel ñaar ci li ma doon wax waaye fi mu toll ni lépp lu nga xamante ni jot na ma ko waxati damay toog xool poser le pour et le contre. parce que dafa jubaale ñaari nit rek. non parce que dafa am intérêt wu askan wu nga xamante ni ñaari nit dañ ci nekkoon di xeex. te xamaguñ fan la dëgg féete mu jaar ci diggante bi pour ñu bàyyi coow loolu yëpp ana askan wi ci loolu yëpp. loolu mooy question bi nga xamante ni moom laay posé moo tax ba léegi su ma waxaatee benn mbir dinaa xool intérêt wu askan wi ci lan la war a mën a nekk ci li may wax nii. pour yow kon crédibilité dëgg la bu koy arrangé wala fan la bu koy arrangé c'est-à-dire ñaari mbir yooyu rek moom la ñu war a mën a def lecture ci discours politiciens yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci réew mi yëpp. kon yow da nga jàpp ne daal Ousmane Sonko li mu def war ko woon a def dafa waroon bàyyi ñu yëgali combat bi judiciaire bi daal di koy wéyal fële. ba ñu xam fan la dëgg féete ba ñu xam fan la dëgg féete mais boo nee dama ko wegoon dama ko doon déglu lu mu waxati léegi dama ci bàyyi xel wala affaire yooyu. ci koo xamante ne leader la ci opposition bi est-ce que tamit Aliou du doo xamante ne rek da nga koy yàkkamti trop parce que pour man jubaale nit rek warul mën a indi nga yaakaar ne bu waxatee dara nga xoolaat ko léegi. xam nga lu war a tax acte bi mu ko posé ñun ñëpp ñu war commencé nag di poser waaye question parce que événement yi fi jaar yëpp malgré événement yi fi jaar taxuloon ñu commencé di am ay du dañ na ko mu joyante rek yenn erreur yi bu mu ko nangu parce que xam nañu ne dafa nekk école primaire bu dee dañ mën nañ ko waxee noonu ci politique am na cours yu bëri yu nga xamante ni jotagu ko xam am na leçon yu nga xamante ni xamu ko mais am na yu nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku mu ngi koy def fan yi yooyu aussi lu mu war a gën a moytu la parce que tey maître Moussa Diop même bi mu nekkee biir APR discours yeeg na nga xamante ni moom la doon waxee et cetera di ko jëmalee ci opposition beeg intérêt wu li nga xamante ni moom mooy Sénégal ba sax ñi nga xamante ni ñoom ñoo la doon liggéeyal ñooñu sax jàpp ne moom donte ñoom mënuñu mais moom moo gën a di télé ba tax ñu génne ko ci liggéey ba télé moo tax mu jógee fa en tout cas loolu rek la ñu mën a jàpp parce que loolu la ñu jàpp officiellement que ni loolu moom moo tax ñu jëlee ko fa te d'ailleurs am na lu koy firnde ndax kër ga mu xamante ni moom moo ko yoroon ba mu fa jógee ba léegi aussi kër googu dafa bëri ay problèmes yu nga xamante ni moo fa nekk te loolu dafa bokk ci li nga xamante ni gars yi dañ ko boolee si argumenté ne moom moo fa tax a jógee man dama jàpp ne nit ku mel noonu donc dañu war a bàyyi nag bu amal demlante ak diklante ci nit ci li nga xamante ni askan wi ñoo ko bokk ñu mën a nag xam fan la dëgg gi féete bu dee moom moo am tort ñu fexe moom mu delloo ko mais yu mel nii day tax ñun suñu xel tey que ni ndax suba bu fi Ousmane Sonko ñëwee dina topp kenn ci alalu askan wi est-ce que dina ko def loolu c'est une interrogation et que man jàpp ñi mu doxalee nii jàpp ma ne ëllëg bu ñu ko fi tegee aussi ñi nga xamante ni dañoo jël luubal alalu askan wi dina leen topp lu toll ni tarfatal ay mais kon kon yow est-ce que di nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy analyser jàpp na Ousmane Sonko mooy de facto leader de l'opposition moo jiite opposition bi actuellement. non fi mu toll nii xam nga bu dee da ngay def ab jàngat politique dañ koy jàngat rek si juróomi candidat yi nga xamante ni ñoom ñoo demoon élection présidentielle te tey booy xool poids bi nga xamante ni moom la Ousmane Sonko di peser ak coalition jot na mais il faudra savoir que ne aussi coalition jot na moom moo nekk leader de l'opposition mais pas Ousmane Sonko bien que moom moo nekkoon seen candidat donc moom rek moom moo mën a incarner leadership boobu noonu loolu beneen affaire la mais 5 yi nga xamante ni ñoom ñoo fa jotoon dem président de la République Macky Sall moom moo génn premier deuxième bi moom mooy Idrissa Seck nekkatul ci opposition bi léegi mu ngi ci pouvoir bi ki nekkoon troisième position moom mooy Ousmane Sonko de facto donc il devient le leader de l'opposition kooku moom mu bëgg ko mu nangu ko mu ñàkk ko bañ nangam sangam ku ko bëgg ku ko bañ moom actuellement moom moo nekk li nga xamante ni moom mooy chef de l'opposition bu fekkee dafa am ci yeneen xayma yu nga xamante ni moom lañ koy mën a natt peut-être lii nekk suñu kanam la ay élections ay échéances yu nga xamante ni day ñëw suba ak ginnaaw suba si lañ koy mën a natt mais puisque droit moom waxul loolu daf ne une loi n'est jamais rétroactive donc li mën a am ba fii ñu toll ni tey
bu ñuy jox cër boobu chef de l'opposition mooy li nga xamante ni Ousmane Sonko moom moo ko war a yor mais li ma jaaxal rek ci loolu mooy dafa mel ni poste la bu nga xamee président en tout cas ak ña mu àndal bëgguñu ko jox benn solo. parce que Idrissa Seck sax ci ay discours am wax na ko nee na ko président wax na ko ay chef de l'opposition loolu moom tëral ko ci suuf ça veut dire le poste la bu nga xamante ni bëgguñu seeti. kenn bëggu ko donc parce mbir la mu nga xamante ni bëgguñu ko jox kenn bu fekkee nag dañuy xool ci ñan ñoo ëppale ay député ci élection yi ñu génn wala yu mel noonu mën nañu wax donc PDS moom mooy nekk chef de l'opposition parce que ñoom ñoo ëppale li mais kan moo nekkoon seen tête de liste ci jamono ji ñi nga xamante ni ñu ngi def élection législative maître Abdoulaye Wade est-ce que tey bëgg na ñëw di incarner ne moom mooy chef de l'opposition. waaw xam nga lu ma dugal question boobu sax mooy semaine passée dañ def interview ak Thierno Alassane Sall mu ne dañu war di bàyyi di wax ne benn opposant moo fi nekk mi Ousmane Sonko. mais loolu wax na dëgg ben ci ni mu ko waxee parce que benn opposant rek nekk fii quand même. mais moom lañ gën a gis waaw moom la ñu gën a gis moo gën a fës mooy comme ni ma la ko waxee tout à l'heure amul kenn ku nga xamante ni am na dayoo tey ci opposition dayo bi mu ci am ndax fi mu jaar yëpp ba yegg si ak message ak combat yi nga xamante ni porte na ko ba yegg si foofu léegi nag loolu leçon la war a doon si ñeneen ñi nga xamante ni tey bëgg nañu am dayo bi toll ni Ousmane Sonko moom bi mu yor ñoom it ñu liggéey bi nga xamante ni moom la bon xam nga boo ñëwee tey ci benn politicien ak ku ma mën ci doon ki lancé suba partim sax boo ñëwee nekk benn opposant moom fi nekk mun la déedéet parce que moom day jàpp ne liggéey ak sonn bi nga xamante ni mu ngi koy sonn ngir Sénégal donc loolu da nga koy tuutal da nga koy neenal te loolu du ko neex bon ñun ñëpp xam nañu maa ngi nii di def commentaire mais su ma yëree ci kanam tuuti commentaire yi dinaa gis ñu ne ma yaa gën a nul yaa xamoo dara et cetera te mu wóor na ne la ki nga xamante ni moo ngi nekk di bind noonu ci clavier am yow li nga jot def ak fi nga jot a jaar ak li nga xamul lu toll ni tarfatal ay nit ci lenn ci li nga xam noonu donc façon yu mel noonu moom lu nit ñi mën a les commentaires sont libres les faits sont sacrés loolu la ñuy jàngale ci journalisme voilà dañuy dugg ci deuxième point bi rapidement bala temps bi di jeex mooy communication bés bi nga xamante ne gouvernement adopté nañ ko chaque 15 jours rek léegi ñu génn daal di def genre point waxtaane point ministre yi nga xamante ne ñoom lañ gën a interpellé ñoom la actualité bi gën a sonal ñu yóbbu leen ñu toog waxtaan ak askan wi loolu xanaa da nga koy rafetlu. lu may rafetlu la. mais dinaa la wax benn affaire mooy bettul ma it nag. xam nga kañ la ma ñàkk a bett kan moo nekk secrétaire bu gouvernement bu Sénégal. Abdou Latif Coulibaly. alors lan mooy liggéeyam xam nga li nga jàng ak li nga xam ak li nga miin. ak li responsabilité bu ñu la mënti jox. sa touche boobu da siy feeñ. mu ngi mel ni tey sama mbokku géwél yi boo leen joxee benn mbir foo jaar seen touche boobu noonu da nga koy daf ciy feeñ foog mu ngéwéle daf ciy feeñ donc loolu bokk na si li nga xamante ni stratégie la pour ki nga xamante ni moom moo nekk ci poste boobu mu wax fi mu tollukat il faut ñuy gën di jege askan wi di wax parce que aussi lu normal la parce que fast track la ñu nekk donc bu fekkee ne président la ñuy rendre compte te président amul jot gu toll ni premier ministre bi mu fi nekkee ci yenn dossiers yu nga xamante ni moom dina ci mën a ñëwaat largement expliquer compte rendu yi nga xamante ni ministre yëpp def na ko donc baax na ministre yooyu aussi chaque 15 jours kenn ku si nekk toog wax ak askan wi ci li nga xamante ni moom nga yor te secteur boobu noonu jamono jooju nit ñi di ci laaj lu bëree bëri ndax ñi nga xamante ni am na lu nga xam ne ñu ngi ko doon umpale ñu ngi ko doon réeree ñoom it ñu man si ñëw donc loolu lu baax la mais format bi laa jàpp na rek lu ñu war a mën a jooy wante léegi loolu mënul ñàkk parce que booy commencé benn projet moom si ngay gis dysfonctionnement yi di ko mën di corriger ndax bu fekkee ne da nga ñëw rek jël benn bataaxal bëcc ko jëmale ko ci askan wi donc am na feedback bi da nga ko war a mën a recevoir parce que communication yi xam nga bu dee da nga lancer message bi te amoo feedback bi mënoo xam ndax est-ce que message bi jot nañu ko est-ce que bi ñu ko jotee aussi comprendre nañu message bi ndax feedback bi rek moom mooy war a mën a tax nga xam ndax message bi nga transmettre comprendre nañ ko wala comprendre donc war nañu mën a xool ban format aussi la ñuy def ba nga xamante ni ci même jour bi ñu joyantiwaat format bi daal voilà man de am aussi feedback bi bu baax. ok Aliou lan moo doon sa mot de la fin xam na dañu amoon ci waxtu jeex na. di la gërëm di la sant yenn saa yi it nga xaw
ñàkk ànd ak man ci gis-gis yi. ndax loolu moom mooy def charme. loolu suñu gaal c'est normal. gaal gi suñu gaal la ñun ñëpp. donc il faut que kenn ku si nekk. ku nekk ak gis-gisam waaw ak gis-gisam kenn ku si nekk jow te gëm naa ni. réew mi am gis fi ab organe de presse buy doxee ni kër gii ni muy doxee lu jafe la ndax liggéey bi moom dañ koy teg rek ci yoon suñu internautes yi nga xamante ni ñoom ñooy commenté it ñu ñuy sant di gërëm la parce que su dul woon ñoom amaana mënuñu tey fii réclamer ne woy ñun ñoo nag premier média sénégalais sur YouTube parce que li nga xamante ni ñu ngi koy def sur YouTube ñoom ñooy tax mu am solo et que ñun tamit ñuy daw di wër suba ba ngoon li nga xamante ni moom mooy dëggi information yi gën a wóor ngir jébaleen ko di sant di gërëm suñu caméraman ñu ngi sant di gërëm képp ko nga xamante ni da ngay bàyyi xel bu baax li nga xamante ni moom mooy Sunugal 24 yenn saa yi nag ma jot ay appel ñenn ñi wax ma nan laay def pour di man di jot information yi en temps réel mais lu yomb la bu dee abonné goo tey nekk di seetaan vidéo bi li ngay def mooy nga abonné activer sa cloche de notification ba xibaar bu ñu jibal nga mën koo jot bu fekkee ne ci yeneen plateforme yi la mën nga dem Play Store nga télécharger application bi à chaque fois aussi di man di am information yi boo demee Instagram wala Facebook Twitter mën nga aussi abonné wala nga aimer suñu page yooyu noonu dina tax ngay mën di jot xibaar yi à chaque fois di sant di gërëm képp ko nga xamante ni yaa ngi bàyyi xel Sunugal 24.net. ñu koy jaajëfal à chaque fois dañuy am mbégte di ànd ak moom ay bés bu nekk rek mu ñuy faram-fàcce lépp loo xamante ne actualité la ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci xam-xam bu yaatu bu ñu fiy baaxee di jaajëfal aussi tamit Dóor waar tey moom sonn na bu baax a baax ci mbir mi ndax gis nañ montage yeeg yooyu yëpp jàmbaar dëgg la ñu lay jaajëfal bu baax Dóor waar njaa ngeen jëf yéen ñu àndoon ak ñun ba beneen yoon incha allah. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à info-sunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di info-sunugal@gmail.com wala nga woo ñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal.